c'est-à-dire daraja ju ko suñu borom jox dayoom boo noppee woyal ko mu bëgg te ku bëgg fecc mbaa xam nga ne àjjana kenn du fa dugg te feccoo kenn du fa dugg di mer de déedéet moom lu ma xam nag laay wax je parle en connaissance de cause donc nag ñu woote le 13 février Sorano tuddee ko guddik fësal cofeel ci Serigne Saliou li tax ñu woote ko nag ndax guddik sant Serigne Saliou moom la nit ñi faral di dégg cant ku ne xam na ni booy na ci ñoppi nit ñi waaye nag man Pape Mboup pour ma ni sama touche personnelle waaw ndax li ñuy def mën naa ni ñi koy am na lim bu koy def dëgg la te am na lu tubaab wax pour ñu xàmmee la d'abord da ngay indi sa touche personnelle dëgg la indi lu la xaw a particulier ak ñeneen ñi c'est-à-dire da nga koy wax ba noppi jëf ko man nag wax naa ko indi naa terme bi mooy guddik fësal cofeel waaye nag damaa toll ci phase u jëf ko te ku ñëw le 13 li may faral di wax fu ma dem rek nañu folli nopp tafal bët ndax olof nee na lu ñor tab bi ak lu ñu gësam lu ñu benn de ñu benn yàgg nga am plateau bu ne waaye bii Inch'Allah ci kàttanu yàlla ça sera gravé dans les mémoires Inch'Allah rabbi donc mën nañ cee xaar lu bëri te c'est comme ça ah adduna boo bokkeek ñëpp da ngay andi li nga xamante ne moom moo lay ciy génnee moo lay génnee ci loo bi te it loolu la ñuy xaar à chaque fois ci yéen bëri ngeen lool macha allah baat yi neex na te kenn ku ci nekk rek boo defee li sa xol di la jox boo defu nànk keneen ki tam bu ko génnee ñuy naataam de bu gën a neex mais juste li nga wax jëfin yeeg ak yenn yi ngeen ciy rajouté moo ciy neex dama koy wax ni man Pape Mboup am naa lu samay mag amul samay mag mooy ñoom Papa Gueye Miradi ñoom Omoro ñoom Mouhamed Niang ñoom keneen ki ñoom Cheikh Diop Mbaye keneen ak keneen ku mënti doon ngay tagg yonent bi ak loo mën a woy sallallahu alayhi wa sallam man am naa loo amut ndax ci ñoom dugg naa ci seen biir kenn ku ne li dàq ci say woy maa ko kër macha allah dugg naa ci seen biir am naa lu ma jël ca ñoom. booleeg loo xam ne c'est Pape Mboup. c'est Pape Mboup. kon kay war na maa occuper première place bi nag. waaw inch'Allah donc en tout cas confirmation lay doon le 13 février. en tout cas Fama dañ koy rafetlu bu baax a baax parce que way bi déjà man dama ko seetaan nii rek di xool di déglu te rythme son bi tama yi ak yooyu noonu sama yaram daw mu nekk loo xam dafa neex si man. déjà man loolu moom ma gën a neex ci taalibe Cheikh Béthio yi. donc dañ koy ñaanal laale rek de passage yàlla defal ko yàlla xaare ko àjjana yokk leeram bu baax a baax et puis ci taas ñu ci barkeem ndax macha allah kilifa la woon comme ni mu koy waxee rek joxe ñam dafa nekk loo xam ne dafa am solo lool te moom mu mënoon ko lool ñu taamu ko ci jullit sénégalais boo xam ne mënoon ko togg mënoon di ko joxe di ko jox doomu aadama yi mu nekk loo xam ne sutura la barke la donc mu nekk lu am solo mais man di ma lay laaj ci li nga xamante ni mooy sa guddi bi rek mooy yan artiste tey moom nga programmé invité ñu ñëw ci guddi bi jàppale la ci guddi bi ndax ku ne xam na ni boo organiser événement du yow rek yow yaa ko war a organiser du yow rek yow yaa ci war a mën a way mais il faut artistes yi ñëw il faut aussi ñoom tam ñu leen di dégg de ci côté bi donc dafay nekk loo xam ne dafay neex trop nit ñi ak ñi nga xam ne ñooy sa public ok macha allah woo naa ñëpp ndax bis la boo xamante ni amul xejj ak seen boo amee koy xëcc ak koy bàyyi rek donc nekkatul ak cant dëgg la te le 13 dama ca nar loo xam ne daa am loo lu ci ne ci biir loo xamante ni jours yi laa koy wax incha allah dama koy denc ba jours yi ma wax ko ba tax na woo naa ñëpp képp kuy were kaan ngay tagg yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ak koo mën a doon guddi gi sa guddi la macha allah incha allah tàmbali nañ répétition yi ku ñëw daal da nga ca jël la cay sa cër mu nga moo tax it woo na ñëpp moo tax Souleymane daal di koy gunge si sax Souleymane yéen xam nga tëkkatu nabiyen yi li ma gën a neex ci moom mooy dañoo bennoo balaa nga koo xam rek mooy nga dajeek ñoom fenn keroog bañ dajee ci xew Mouhamed Niang bi gars yi boo leen gisee ñoom ñëpp macha allah ku ci gis sa morom saafonte bi nuyonte bi kafoore bi voilà moo lay woon que ne ñoom dañoo bëgg dañoo soppante dañoo jàppante waaye nag noonu la ñu war a mel xanaa kuy tagg Seydina Mouhamed di kañ suñu mag ñu baax ñi war ngeen a mën a bëggante war nga ubbi sa xol en Souleymane wallaay moom mi day doon koo xamante ne sama mag la li tax ma web ko nii moom moo ko jëf ci man dëgg la ñun ñëpp benn lan waaye moom day tàmm fu mu jëm du woo kenn yenn saa damay am sama programme sax bakku topp ko ndeysaan ndax moom moo ma ko wan ñun ñëpp benn lan yàlla xam na ko dëgg la moom nag ñaanu ko bis ba ak moom di waaj le 13 di woo ñëpp nag Sénégal àdduna ñëpp ñu fekk suñu Sorano incha allah ñu bëggal leen ndax guddi fësal cofeel lañu wax fësal cofeel ñu fësal suñu cofeel ci Serigne Saliou te xam ne Serigne Saliou moom ñëpp ba am nañ ci moom cofeel dëgg la
ku dul julli saa nga si moom cofeel. wallaay ndax titre bi doon loolu. wallaay. kon képp ku xam ne am nga cofeel ci bis bi. na nga teew ñu fasal cofeel Serigne Saliou ànd ko Pam Mboup. mais balaa ñuy tàggatoo ak yéen foog ngeen may ñu dara yéen ñaar. waaw. Pape. tuxoo naa ci xel. mani tàbbi ci yëg. waaw. yëg koy li neex a neex sëñ Saliou Mbacké. yëg koy li neex a neex sëñ Saliou. tuxoo naa ci xel bi la way tàbbi ci yëg. yëg koy li neex a neex sëñ Saliou Mbacké. yëg koy li neex a neex sëñ Saliou. ma ne li nga yëg doo ko wax. dund ko ci intimité. li nga yëg doo ko wax dund ko ci intimité. li nga yëg doo ko wax. Sulay dund ko ci intimité ak Serigne Saliou daf may gënal. intimité ak Serigne Saliou daf may gënal. aw wii koloog Serigne Saliou dara melul. wii koloog Serigne Saliou dara melul. ku ñaam tey bilaawaay xam faaw ngay bajantu. ku ñaam tey bilaawaay faaw ngay. Mbacké balla loo ma deseel. sama sang ba man loo ma deseel. lu ma ragaloon nga dàq mu dem. lu ma soxla it nga ñoo di mu ñëw maayay. saxa di sant Serigne Sekka ca kaw lu mu la deseel. lu ma ragaloon nga dàq mu dem. lu ma soxla it nga ñoo di mu ñëw maayay. saxa di sant Serigne ci yoon mbayaar mënta dab na waaru góor. ci yoon mbayaar mënta dab na waaru góor. bu loolu amee ca soke bala Serigne Saliou añal na nu suur na. sant ko war na. ay loonu Souleymane ca kaw lu mu la deseel. lu ma ragaloon nga dàq mu dem. lu ma solo it nga ñëw di mu ñëw maay. saxa di sant Serigne Saliou. ñun dañu ñor taa bisi nag. 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 kenn gësamun yaa ko waral. kenn gësamun yaa ko. ki ko mën a ki koy jéem yamuñu nag Saliou. bilaay def na ma nana. ay loo ma deseel. ay loo ma deseel. lu ma ragaloon nga dagg mu dem. lu ma soxla it nga ñëw di mu ñëw. sant Serigne Saliou. wax gi neex na cant gi rek lii te liñ fi wax yëpp buy këloog sëñ Saliou rek ay xoolal boobu nekk loolu laa bëggoon na ñëw nag la seule différence bi ma jot a gum gis xoolal mot français yi muy dugal ci biir ay macha allah intimité ak Serigne Saliou. waaw intimité ak sëñ Saliou donc macha ba nga ne ko maam lii laa bëgg. wallaay sama nijaay ji da nga ma koy may. mu sànni ñaari baat ndax it. waaw yoon woo gis waaw yoon woo gis. mag da ciy baax. nijaay dama koo gisuloon. mook sama yaay ñoo bokk benn papa. dëgg la caravane bi fi mu nekk nii oto yaa ngi ci suuf camion yaa ngi ci suuf. waaw sono baa ngi ci suuf. waaw macha allah nag dañuy wër Ndakaaru. nit ñi bala ñoo tàmbale. dañ koy dooree fii ci Sen TV. dëgg la ñëw nañ fi dem. wax naa ko dem. bis la boo xamante ni. nañu folli nopp tafal bët. ak ku bëgg a wuuteeg ñëpp. da ngay def lu nit ñi dul def. doo fekk li ñëpp dem nga def ko boobaa yàgg ñëpp payam. dëgg la di ci profito di jaar El Hadj Abdoulaye Dia. borom Bambey. kenn du moom ci man. bis bi jëf na ci loo xam ne du ma ko wax. waaw sama bàjjen Aïda Mbodj. Serigne Saliou la rek. moom it kenn du moom ci man. barke Serigne Saliou Mbacké. di ziar nag Samat Maroon Abdou Samat Maroon. borom këru Soxna Ndey Diouf mu Serigne Fallou. bi ticket yi génne moo njëkk a jënd 100 ticket. macha allah. moo ngi nii ci suuf ci ak caravane bi ci man ak oto. macha allah oto yaay yéen dama leen doon permettre sa ngeen jël seen caméra ngeen filmer loolu. ndax it li may wax. man du ma fekk li ñëpp def ma di ko def. conférence de presse laa ko amorcé. teg ci caravane. ñu dox jëm nag. loolu foofu nijaay ñu ngi lay siyaar di la dalal jàmm. jërëjëf maa ngi leen di nuyu. di jégalu yow waroo woon xaar. waaw waaye nag daanaka. maanaam sot ceeg def ci la. dëgg la. lépp bëgg mu rafet. ndeysaan. waaye. caravane boobu mu wax yëngu fii. demee 9h Bambey la leen war a fekk. Bambey lu juddoo. dëgg la. fa la cosaanoo c'est important. boo déggee nag ñu ni Pam moom Serigne Saliou. am na lu tax. boo déggee mu ne du ma def lu kenn def. man na ko. ndax daa doon na woy ci di teg deret. ndeysaan. Yugo Fall Yaasi. mooy maamam. da koy maamam. ndeysaan kii boobu daa woyoon ba pare. génne kaset rek a desoon. ndeysaan mu ànd ceeg label bi nga xam ne nag. Maxi Production Maxi Serigne wax ca kaw. wallaay waaye nag loolu duy Pape moom Serigne Saliou mii.
première bi nga xamante ni moom la sëñ Saal Gueule Tapée jëkk validé. wallaay wax ko ca ni ko demal Sorano. premier rendre hommage. bi nga xam ne moom la ñuy defar Cheikh Béthio Thioune. ca Sorano. waaye nag intellectuel au niveau. waaw daa jàng boo yore bac dégg naa mu français yi. looloo ma neex ci moom. man jàng mu waaye am naa ko jàng. waaw fii nag ABCD. macha allah ñun la demal woo yàgg. waaye moom nag daa jàng ba am bac ak licence am. nijaay mayal ma loolu ñu ne la ABCD. ñu ne la bu dee alxuraan Fatiha ku saar. waaw ñu la demal woo yàgg. demal woo yàgg. looloo am waaye moom nag dafa jàng ba yor diplôme am. macha allah dégg naa muy wax naa bu doon président de la République te mu Serigne Saliou. maa ko wax sëñ Béthio waaw. man nan koo meññe nag. waaye li Serigne Saliou def ci moom moo ko xam. waaw ndeysaan. muy nit ku baax. ku bëggi bokkam. boo déggee mu naan yu waa kër Yugo Fall Yacine kër baayam. waaye waa mii faa caam da ko kër ndeyam. daf bi dañ ko ni sa ndey ak sa bàyyi ko lu gën a mu ni moo ko waxee bàyyi mel. ñu ne ko lu tax mu ni boo ma sama ndey ëmbee. ba am juróom-ñeenti weer. deen ca ëmb du mu judd. déedéet te sama bàyyi dee mari taal tey mu judd. kon day am na solo. macha allah mii faa caam da ko. jërëjëf nijaay. muy asgor nag. dëgg la bëggi bokkam lool. macha allah tubaarkaal. macha allah. lii daal Sorano. le 13. dina mel ni ba nguur jaaye mbaam ma ni nopp yi di dem. 18h tey nag bu gaaw bii moom daanaka moom mi ngi commencé jeex. jeex na tàkk. bii moom mi ngi commencé jeex. ay 100 la ñu jënd ki 200. Serigne Saliou boo wootee teel a ñëw bi tamit am na ci solo. waaye nag di nuyu jàmbaar joo xam ne it. tubaarkaal la muy Basirou Ka. jëruñu Serigne Touba jëruñu Serigne Saliou Mbacké. jëruñu Cheikh Béthio. te Tivaouane Peulh ñàkk. maa ngi woo Lamine. Lamine mu ngi fii la ginnaaw fii la dëkk. grand Lamine transitaire ñu ngi koy woo. Lamine Diop. ah borom teraanga yi ca jannatu. ci pare la bokk. mu nga grand Lamine jëndal bi yeey gaaw. ci pare la mu ngi bokk fii ci suñu ginnaaw. waaye Adjaratou Aïda Mbodj honorable député. waaw jëfkat bu rëy boobu nga xam ne. moo téye Bambey ci loxoom. mooy gaynde la Lion. la Lion mais Zeka Mor Uchar Mor Issa moo tax tey jii jëwrin waaw mam accès ci lu ko Sen TV yëpp. macha allah ah moom xaritu tey bu jii su ma mënee am accès fii di teew ci émission yëpp. fii ba bis bi. Pape Mboup dana saf sap Sen TV. dëgg la moom la jaar. mais ñu ne lu mel c'est avec plaisir. ndax ñu danoo mën bës. waaw ndax yéen kuy def dara ci réew mi. te ànd koog yéen. c'est-à-dire dina am benn gap bu manqué boo xam ne pour nga compenser ko ça sera trop difficile. ñu danoo mën bës. xam nga da ngeen mën bis. waaw ci kilifa gi la. dëgg la waaw tegle. waaw bu jubee. ba jiitu moo jub. dëgg la kilifa gi. sama yaram daa daw. ndeysaan damaa ñëw fekk léegi ñuy defar ci suuf. muy jël ciment bi. dëgg la ndox mi. di ko rosi ci ciment bi. dëgg la xam nga ni kooku tegul ay agent patron. ay agent. naw la li leen teg yéen a ngi ci bopp mi ngi suuf. ñu tabax ba pare. bugaan di roose. ndeysaan kenn mës a gis lu mel kenn mës a gis merci beaucoup nijaay. waaye staff bi. waaw staff bi dañ leen di gërëm. yëpp ñoo ngi suuf man ñoom kay ñëpp. fu mu nekk nii Wally Seck nga may saf. dama ni kenn mënul leen. Wally laa doon gisee yi buy ñëw gàngoor gi daal. dama ni toujours dama ni man lii may def dama cee ñaan Serigne Saliou si yoone ci partout dans le monde. incha allah te day am nit a ngi def leneen ak leneen. te day am di ca am ndam di ci wër partout dans le monde. wallaay te day am te Serigne Saliou dafa universel. gëm rek. macha allah mën nga ko sax ma ànd ko ñëpp nag. macha allah ba bis bi daal ku ma ñëwul wax la ko de bouche à oreille. waaye yëkkati ma sama téléphone wax la ko xamal ni yow laa ko gën a yëgal. dëgg la pas dire sax dama la koo tuddee. ndax guddi fësal cofeel la. te cofeel daa war a yaatu. am nga talent te intellectuel nga donc tu as tout ce qu'il faut pour réussir. te loolu nag moo def ci artiste waaw artistes yi. ñu ngi koy wax ñu ngi koy ci mën a bind lettre. bariwul de. bëriwul de ci mën a làkk français. bariwul dinañ ko joxe ba ci kanam mais internet yi ñoom itamit en même temps ñu ngi lay béggee bu baax a baax donc liggéey ak talent rek daal di rek am solo donc rendez-vous 13 février Sorano à partir de 18h. venez très tôt ça va démarrer à 18h. oui inchallah bu leen guddeel xew mi. bu leen guddeel xew mi teel leen a ñëw ñu teel ko xew ñëpp teel a ñibbi. ñëpp teel a ñibbi si jàmm ak salaam. mu ngoog merci beaucoup Pape kontaan nañu trop. Sen TV ñu ngi fa voilà non Sentam aussi dina ñëw ndax taalibe Cheikh Béthio dañu mën sañse donc dinañ ci ñëw Basma du couture li ma woon ni moom la tàmbali ci yére yi yu bari pare na macha allah man xam nga Jibi Dramé valise ci moom lañ ko xamee woon waaw waaye tey la ñuy gis sañ suñu ci Pape ay gaal tonto wax na ko gaal nga Basma du couture kenn du moom kenn def gaal xam nga gaal li mu di gaal la ñu ay gaal bëgg nañ bu ñu ñëwee nga ñu ñëw mën a accéder ci say coulisses pour mën a wane sa sañse yooyu ngay sañse
voilà donc ngeen jàppale ñu ci bu baax parce que ñun tamit mën a matal suñu liggéey. c'est important. merci beaucoup merci Penda pour ces innovations. suñuy artistes dañoo bëri affaire. et malheureusement tu vas partout dans le monde. c'est ce qui fait le buzz sur da ngay dem artistes seen clothing room yi li ñu fay gis macha allah. merci beaucoup Pape. on nous souhaite plein de succès merci beaucoup Ndiaye. jërëjëf alors tout de suite ce qu'on va faire on va regarder une vidéo pour qui va nous servir de transition bu ko defee ñu dalal yeneen invité ci bon week-end c'est parti. Mashallah. Al-Amin Tiwaawan. Al-Amin Tiwaawan. Al-Amin ngi Tiwaawan. Al-Amin Tiwaawan. Bismillahi may bëgg way sang bi jaru di way abadan soo xamul ki may bëgg way Al-Amin Tiwaawan. Bismillahi may bëgg way sang bi jaru di way ya jaram way soo xamul ki may bëgg way may Amin Tiwaawan. dara huwa shaykhun taqiyyun huwa alimun wari'un huwa hibrul najibin Al-Amin Tiwaawan. bismillahi may bëgg way sang bi jar di way ya jaram way soo xamul ki may bëgg way mooy Amin Tiwaawan. Habib ki Amin ci kër baayam mooy Amin ci kër maamam mooy Amin ci diine ji mooy sama Amin Tiwaawan. bismillahi may bëgg way sang bi jar di way ya jaram way soo xamul ki may bëgg way mooy Amin Tiwaawan. ci sa fukki at ak juróom benn ci la Seydi Mbaye bismillah service baa ngi noonu doxalal yaa ngay noppaloo Tiwaawan. bismillahi may bëgg way sang bi jar di way ya jaram way soo xamul ki may bëgg way mooy Amin Tiwaawan. Abdou man jaajëf la war na ma ndax li nga jëf ci diine Abdou man jaajëf la war na ma ndax li nga jëf ci diine ji tay li nga jëf mu ngoog alors tey moom suñu bon week-end dafa ala dawme mu ngoog gannaaw ba nu santé ànd ak Pape Mboup ci guddi gi muy sant Serigne Saliou alors mais di fàttali aussi Souleymane mi toogoon fii moom tamit day def la nuit du prophète c'est le 13 mars yëgaloon na ma ko bëggoon naa ko waxaale balaa muy dem mais comme que dem na dañ koy jàllale rek incha allah Souleymane moom tamit mu ngi wootee guddi googu guddi sant Seydina Mohamed lu nu war ñun ñëpp mu ngoog alors balaa may ñëw ci yow Fama damay dalal suñu ñaari invité yi nga xam te aussi fekk si nañu ci plateau bi comme je l'ai dit tout à l'heure tey bon week-end dafa ala dawme gannaaw bu nu ànd ak Pape Mboup dañuy dalal aussi ki nga xamante ne mooy Hadj Gora Niang bu Dabakh Malick Abdoulaye Ndoye maa ngi laa nuyu Abdoulaye Ndoye moom ñett xam na waaye ñeent Fama du ko xam instant yi Fama mu ngi naan Abdoulaye Ndoye bi lan la Hadj Gora waaw maa ngi nuyu soppi Seydina Muhammad yëpp di ziyaar mbooleem ñiy bëgge Seydina Muhammad di nuyu suñu kilifa Serigne Babacar Sy na jëli Alhaaji Mansour na jëli Cheikh Seydi Alhaaji Malick xalif général des Tidianes nuyu ko sant ko gërëm ko ñaanal ko nuyu njabootuk Cheikh Seydi Alhaaji Malick gépp ñaanal sunu baay sunu Serigne yàlla yokk leeram muy Seydi wa Cheikhi wa Malaaji Bayadu Ayni Serigne Abdoul Aziz Al Amin ñaanal ko yàlla yeesal yërmandeem nuyu njabootam gi yëpp alxaaji Serigne Babacar Sy Serigne Moustapha Serigne Sidi Ahmed Serigne Cheikh Tidiane waaye sama yaay yaa Sufiyatu Sy waaw nuyu Abdoul Hamid yow mooy su Serigne Abdoul Hamid nuyu ko bu baax ak yaa Sufi ak soxna Fat Sy soxna Ndey Asu soxna Mam Fama gërëm leen nuyu bu baax a baax kilifa yi nuyu bégge yëpp nuyu mbooleem fu nit nekk tey seetaan télévision bi nuyu la yow nga xam ne Seydou Nourou sunu frère nga sunu lépp nga di ñu bokk service bi nuyu soxna yu baax yi ma ko àndanteel yëpp ak sang bu tedd bi Adja Fama ak soxna Penda ak sama frère yi ma àndal ñaanal fu nit nekk daal tamay xool sa xol nga ciy yëg Seydina Muhammad
fas yéene ko waxtaane mais aussi am na beneen bés bu ñuy waajal alors lui c'est un frère c'est un confrère il est en train de faire un travail extraordinaire ci musique sénégalaise rawatina ci hip hop il s'appelle DJ Bara bu ñuul alors Ñuul Day Show donc pour la 4e année inchallah ñu war ko amal muy rendez-vous hip hop bu am solo DJ Bara maa ngi lay nuyu. maa ngi lay fay Zeka merci beaucoup di nuyu Sénégal yëpp ñëpp ñi nga xam ne actuellement ñu ngi seetaan Sen TV di nuyu aussi tamit ñi ma bokkul plateau bi les sisters macha allah déjà ñoom ñu ngi ci bés bi parce que aussi tamit déjà ñoom elles sont ñuul on peut dire merci beaucoup di nuyu kilifa gi toog nii moom tamit di ko ziar lu bëree bëri di wax c'est DJ Bara du label 3T Entertainment ñuy waajal la 6e édition en 6e la maanaam 4e 6e déjà 6 ans waaw macha allah 6 ans dafa gaaw mu ngoog dafa gaaw alors inchallah dinañ ko waxtaanee Ñuul Day Show mais Fama il y a beaucoup de réactions au niveau bien sûr de Sen TV l'officiel exactement Zeka donc mi ngi noonu ñëpp ku ci nekk yaa ngi ne bëgg naa ci ticket yi mais ñu tànn gum ci général Khadim waaw noonu daal may naa ko ticket et d'ailleurs bind na numéro téléphone am kon bu ñu wàccee tout à l'heure dinaa la woo rek nga daal di ñëw jël si sa ticket te peut-être sax ñu may ko ba ñaar moom ak keneen waaye tamit Amina Sambu non bàyyi ma may ko internet yi nga xamante ne ñoom ñoo safoo Sen TV bu ñu seetaan ci télé bi ñu ngi ñuy seetaan ci seen i ay téléphone ci seen i ay tablette donc amuñu seen fay Zeka Amina Samb moom itamit ci jigéen ñi jël naa ci kenn donc mu desagum 3 tickets encore pour ñeneen ñi donc maa ngi xaar ngeen daal di bind seen ay message waa jënd leen noonu la nañ jëm jënd. ba pare xam nga boo leen di jënd da ngeen di jàppale. artiste bi jàppale artiste moom mën na weesu lu ñuy def nii. artiste moom ñu leen di jàppale bu baax. man waxuma loolu man artiste du lekk sama xaalis. jëndalal sa gerte ki nga wax en tout cas. xanaa kon man rek ngay jox la kon. xanaa kon man rek maa ciy lekk sa xaalis. yéen de damaa xamul moo leen parce que sëñ Babacar ngeen may jaay. waaw Zeka donc maa ngi xaar yeneen réaction yi donc bu ñu mënee am numéro téléphone même si c'est pas évident def ko nii publiquement mais daf ñuy gën a permettre ñu mën leen tànn mën leen woo ngeen ñëw jësi ko fii ci Sen TV derrière exclusif hypermarché donc ngeen ñëw jësi ko waaye tamit Zeka du ngeen dugg Tiwaawan di fa génn tamit du ma nuyu Adja Soxna Penda di soxna ci sëñ Mbay si Abdou macha allah Penda Dial maa ngi koy nuyu kooku sama yaay bopp la maa ngi koy nuyu di ko ziar bu baax a baax nit ku baax sama benn frère mi ngi ci moom Adja Penda Dial ku baax macha allah soxna yi sëñ Mbay si Abdou ñu ngi koy ziar moom itamit bu baax a baax mu ngoog alors donc dañuy daal di dalal tuuti waxtaan tuuti ak Xaaj Góor ak Bara balaa ñuy dem ci musique ak li nga xamante ne mooy balaa ñuy dem si glam pure musique donc comme ça ma leen tey moom ma bàyyi leen ngeen jël seen temps wax li ngeen bëgg wax waaw wax ci sañse yi wax ci sañse yi waaye bu leen kii nag bu leen ëppal de alors Xaaj Góor yow it ñuy waajal bés bu rëy comme ni nga koy defee chaque at nga ne foog nga sant Seydina Mouhamed guddi rasulilaay loolu mën a wax ci bés boobu bés boobu nag bés la boo xam ni jagleelu nu ko ku dul yonent bi defuñu entrée defuñu lu dul woo nit ñi ñu ñëw ñu bégal leen ci sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ndax nit ku nekk ak la muy bégee kullu xisbin bi ma ladayhim farixoon nit ku nekk ak la koy bégal am na ñoo xam ne seen waa ji rek a fees seen xol bi mooy sayyidina Muhammad ñooñu nag li ñu leen deseel mooy woo leen ñu ñëw ñu taggal leen sayyidina Muhammad ndax am na koo xam ne hip hop la ñuy xawma mooy dundal xolam am na koo xam ne mbalax mooy dundal xolam am na koo xam ne day xool kuy tagg yonent bi rek xolam fii wallahi alazim yàlla moo bindee noonu jaam mais nag dinaa wax dara de boo boolee ñoom ñëpp bëgg kii di tagg Seydina dëgg la waaw man bëri naa ñoo xam dañuy nekk ci musique bi wala yi dañu wëlbatiku bëggal ma seen bopp ma nuyu ci nag kenn koo xam ne kenn la ci man muy sa xarit Adjuza muy taalibi sëñ Bamba waaw waaye mu bëgg ma lool macha allah ndeysaan Adjuza mbooleem ñi mu ko séqal aar ba na ko bokk nuyu sama xarit sama yaay Adja Mbène Diatta muy sama turandoo yaay di sama xarit moom di sama lépp ak mbooleem ñi nga xam ne ñi ngi bëggee yonent bi daal bis bi samedi le 15 février la Zeka inchallah ñu ko daan def ci ndigalu kilifa yi ci teewaayu Serigne Maam Ousmane Thiatou Maam Abdou Serigne Maam Abdou si bu suñu bàyyi Alhaji Mbay si Abdou Ndiol Fouta ak Chérif Moustapha Aydara di déretu Seydina Muhammad Chérif Moustapha Aydara ak Chérif Ibrahima Aydara ak Serigne Maam Abdou si Serigne Moustapha Serigne Thierno Saïdou Nourou si bu Pam Mor Jàmm si Serigne Moustapha Pape Sëñ Bay Abdou Serigne Babacar si bu Pam Malick si ak njabootuk Seydi Alhaji Malick gépp seen teewaay lañu koy defee ci teewaayu Alhaji Mansour Gaye ak 100% Maam Cheikh Alhaji Malick Serigne Sam Mboup man maay jàng bis bi su ma paree nag invité d'honneur bi Serigne Sam la su ma paree man ak Pape Anne ñu jàkkaarloo boo xam ni kenn mësu ko gis ñun ñett lay doon man Sam Pape Anne ñu ciy sargal lu garaaw sax dañuy
dañuy woyal ba woyal njaago ndax sama ko njaago sax dañoo bokk ci hôtesse yi. macha allah Zeka dañ koy rafetlu bu baax a baax. mais nag man lenn gis naa ko ci tàggkatu Seydina Mouhamed moom à chaque fois rek tey nit muy mag di xale comme ni ko Zeka waxee léegi muy artiste ak keneen ak keneen su ko déggee rek dafay am benn effet bu sensuel boo xam ne mu ngi koy def ci nit ki mais tey jii yéen par rapport ak population bi ni mu dox jamono ji ni mu tëddee nii donc ñu gis affaire yu bëri di xew ci réew mi di xew ci dëkk bi mu nekk loo xam ne arrangé wul kenn arrangé wul benn mère de famille arrangé wul benn père de famille mu nekk loo xam ne tamit dafay yàq population bi dafay yàq àdduna donc tey jii yéen en tant que chanteur religieux porteur de voix ñu xam leen ci wax tagg Seydina Mouhamed xam leen ci ay message ngir yu ngeen di faral di lancer ci li nga xam ne mooy seen ay chanson seeni way donc tey jii lan lañu mën a xaar ci ay message concernant la population ci boobu événement parce que c'est très important dina nekk loo xam ne tey jii dina jariñ bu baax askan bi tamit xam nga réew dafa am nu ko yàlla bindee am nu ko yàlla dogale am nu mu ko doxalee yàlla dafa ko waxoon Seydina Muhammad ne ko Mamadou mu ne ko naam mu ne ko zaharal fasaada fil barri wal bahri gis nga ni askan wu ne te balaa may wax zaharal fasaada ñun yàlla daf ñu dafa yónni yonent bi Seydil Hadji Malick nee na wallahu arsalahu lil aalamina hudan wa rahmatan ismada jëslun bila wahami yàlla li mu yónnee Seydina Muhammad mooy ci arsalahu lil aalamina ci mbindee fi lan la leen yónni hudan jub wa rahmatan ak yërmande ñaar yooyu nag daf fi manqué dañoo toll ci jamono boo xam ne lu neex waay wax lu neex waay def te Serigne Moussa borom daara ji daan na wax naan bu dee lu neex waay wax lu neex waay def lu neex waay dal ko rek colka gi baaxatul jëfin yi rafetatul démb dama romb ci dama taxaw de am ku may xaar ci kaw tali bi defe naa maa ngi am ñu ma àndal Seydou An laa àndal ak Mansour Gaye am benn jigéen jàpp xale di ko toroxal ci mbedd wallahi alazim sama xol jeex ma ni ko soxla si waaw ma ni ko xale kenn du ko toroxal muumin alalu yàlla la kenn du ko déstabiliser xale boo koy yar da nga koy woo ci biir néeg yar ko fa mooy war a ëllëg mu màgg am lu muy jomb am lu nekk ci xelam am lu mu yaruwaalee mu am lu muy rus waaye xale bu dee da ngay def lu mu def rek nga yóotu ko réel comme Maguette Diop day dund ba dee du am jom dëgg la day dund ba dee la nga bëgg ci moom doo ko am ci yar wi la nag ci yarin wi la éducation ndax nit ku nekk am na nu ñu la yaree da ngay yar say njaboot ba toog ba jàpp ni yaa ci ne mu am xaritam boo xam ne Instagram la ñu xamante wala Snapchat nga génn mu invité ko yar ko def ci moom loo xam ne yaroo ko ci 10 minutes ci loo xam ne yow boo musoo ko xalaat dañ koy seetaan comme ay secret de famille pa imam Yadd yar na doomam xaritam bi manigancé na ko topp ko ba dugal ko wutloo ko far fii lay daw xam nga ne mi ngi loolu waaye nag Zeka macha allah li nga wax am na solo rapidement aussi le temps est en train d'évoluer léegi da ngay xaar après ñu ñëwaat ci góor on va dire juste ñu wax ak Ba rapidement balaa ñu ñëw ci glam alors Ba Ñuul Day Show donc comme tu l'as dit 6e édition donc nga ci muy bésu hip hop Baara aussi bokk ci ñi nga xamante il a beaucoup fait ci rappeurs yu bëri bak de maa ngi lay déglu ci benn émission rajo waaj ji la laaj nga bañ a wax mu bëgg la laaj ci ñan nga participer ci seen carrière ba tey tànk nañu mais je vois que tu as été trop modeste mais bon loolu mooy suñu liggéey et je pense que tu as li nga tontu noonu la ñun nous sommes juste des animateurs on est là pour faire la promotion de la musique sénégalaise léegi nag ku tàkk nag ñun loolu la ñuy ñaan ñoom nañ tàkk ñun loolu la ñuy ñaan après ñun reconnaissance ak yooyu garaaw ku ko ci am baax ku ko ci am garaaw alors Ñuul Day Show 6e édition Ñuul Day Show 6e édition donc nekk année boo xam ne aussi tamit ak événement boo xam ne dafay marqué sama 8 ans de rajo passé à la rajo Top FM mu nekk aussi tamit événement boo xam ne à travers les 5 premières éditions jàng nañ ci lu bëree bëri donc cette 6e là dañ ko téye ak suñu bopp yann ko aussi tamit surtout indi ci ay innovation yu bëree bëri surtout côté prestation côté contenu aussi parce que première année yow am na boo fekkee am na loo fa fekkoon loo xam ne aussi tamit bëgg nañ ko indiwaat bëgg nañ dolli leneen loo xam ne aussi tamit képp ku fa ñëw même bu fekkee ne bëgguloo hip hop sax di ngay xel di ñëw ci suñu ay événement parce que tamit suñu objectif loolu la fexe ba ki nga xam ne ni bëggul hip hop ñun ñoo fexe ba def ci moom loolu parce que on l'a toujours fait def nañ ko ak ñu bare tey jii bu ñu bëggee hip hop mën nañ ne yàlla ak ñun la ci ñun la ko jaarale donc cette 6e nag ñu war ko defee Alizé Club ex Madison en face police 4e war ci am ay prestations artistes yi nga xam ne ñooy cartonné actuellement génne ay produits dañ soxla aussi tamit benn temps d'expression benn
temps pour mën a wane li nga xam ne moom lañ génnee. y aura aussi tamit des prestations artistes yoo xam ne kenn gisatu leen woon. xam nga tout le temps doo wane ñi fës. parce que fësal ñi fës tamit amatul njëriñ. fësal ñi nga xam ne fësaguñu. mooy nekk mooy objectif bi. ana Matador ba bokk na ci Matador daf ma réer gis nga mooy li ma lay wax. tey ji un Matador soxlaatul baara di ko fësal parce que Matador tout quoi déjà moom il a tout fait ba muy rab sax mën naan ñun juddu tey jii nii wane benn boy boo xam ne benn big jazz boo xam ne nii soxla na visibilité mooy ëpp sax te tey jii boo demoon ci Matador dafa lay wax jëlal big jazz nga wane ko loolu mooy nekk li nga xam ne moo ñu gënal aussi tamit dina am ay mix DJ yoo xam ne ñu ngi ci dëkk bi yàgg naa liggéey ak ñoom du am benn temps vide parce que da ngay dem ci yenn événement yi bu artiste bi joué wul rek day am benn vide quoi dañuy taxaw di xaar loolu du am aussi tamit dina am comme que ñu ngi yëngatu ci côté cinéma il y aura des prestations yoo xam ne dañ ko denc comme surprise duñ ci mën a avancer pour l'instant parce que tamit dañu bëgg jour ji ku ñëw nga fekk fa loo xam ne tamit lu la bett lay doon mais lu nice lay doon aussi tamit ci côté message li ngeen doon wax tout à l'heure ci côté dundidu doomu aadama nit ku ñuul aussi fexe ba dooleel ko fexe ba aussi tamit yee nit ñi ci ñu aar jigéen ñi surtout ak ndaw ñi comme lu sëñ bi doon wax tout à l'heure loolu yëpp dinañ ko mën retrouver ci biir prestation artistique aussi tamit des moments de communion entre DJ Bar et le public parce que tamit dañu nekk à la rajo di def show ñoom ñuy dégg dañuy bëgg ñoom tey li ñu doon dégg ñu koy dégg di ko fekkee aussi tamit li ci gën a particulier mooy l'habillement noir bi nga xam ne waaw na ñuul xam nga guddi moom boo ci defee ñuul ñëpp ñuulandoo yow tu étais là-bas en 2015 2016 amul bleu amul vert amul leneen all black tout noir lépp lu ñuul voilà moom ngay gis nii parce que tamit 3T Entertainment benn label de production la d'événementiel boo xam ne dañuy yëngatu ci côté production ci côté marketing ci côté communication lu bare ba dañ ci yëngatu daal Cheikh Tidiane Taïga promo réalisé vidéo bi ki def son bi tudd Big Jazz ñu ngi koy bëgg bu baax a baax mu ngoog alors merci beaucoup Bara on va parler ça tout à l'heure parler des artistes invités et tout ça dinañ ko waxtaanee ci kanam alors tout de suite dañuy daam seeti glam wala bien-être ça dépend li ñu pend indil tey mais je pense que tey glam la ñu indil su ma juumlee donc ce sera tout de suite après le jingle. glam ci àdduna bi actuellement li gën a glam ci àdduna bi actuellement Zeka en tout cas moom noir bi mu wax léegi nii dama ciy delluwaat tuuti rek noir nekk na loo xam ne man bokk na ci sama ay couleur dafa nekk loo xam ne man dama ko bëgg noir dafa rafet noir dafa habillé noir dalay mettre en valeur dafay génne beneen touche ci nit daal man daal vraiment bëgg na valeur la déjà donc mu nekk loo xam ne lu am solo la donc ñun ñëpp képp kuy jigéen rek war nga si bàyyi xel bu baax a baax donc noir daal dañuy valoriser ñun amercir l'eau sax soo amee yaram nii boo solee noir dañuy wax ne que daf lay amercir l'eau daf lay paraître l'eau beaucoup plus petite fille que ni nga loolu voilà comme ni ko Fama waxee donc mu nekk lu am solo mais dañuy daal di dem ci li nga xam ne mooy robe traîne yi nga xam ne mooy tendance 2020 ndax ku ne xam na ni ñu ngi doog a génn ci année ñu ngi doog a dugg ci at bu bees bi donc dañuy bëgg à chaque fois di leen indil ay éléments yoo xam ne dafay nekk loo xam ne da leen di intéressé ndax ku ne xam na ni jigéen sañse dafa nekk loo xam ne mooy deuxième touram donc ñëpp dañoo bëgg sañse ñëpp dañoo bëgg defaru donc ñu indil leen ay robe tendance yoo xam ne tey ji c'est des robes traîne yoo xam ne yu am solo la xam naa Abdou dinañu indil image yi ci kanam voilà donc mu nekk loo xam ne lu am solo la donc à chaque fois bu ñuy dem suñu ay événement que soirée wala programme yoo xam ne dafay am nekk loo xam ne dafay am solo comme gala bi nga xam ne macha allah ci lañ jógee Fojeka beneen kii la waxuma lii de bii beneen la chemise la ma wax ci chemise donc kon naa dem ci chemise yi parce que dafa mel ni gars yi dañu yàkkamti donc indi nañ ma li nga xam ne mooy chemise en soie yi nga xam ne aussi moo nekk à la mode donc ñu gis ay chemise yoo xam ne tey jii góor da koy sol mais aussi jigéen da koy sol mu nekk loo xam ne dafa rafet donc ku ne xam ne ni actuellement climat bi dafay changer tout le temps donc dañuy bëgg préférer di sol ay tenues yoo xam ne dafay nekk ay tenues décentes mais ay tenues yoo xam ne aussi dafay nekk lu oyof à base de coton donc boo ko solee aussi mu neex ci sa yaram ak tàngaay beeg yooyu donc ñu gis garde-robe yu bëri dañ ko ciy gis que ça soit mu nekk bu góor wala bu jigéen chemise yi nekk loo xam ne aussi rafet na stylé na aussi dafay génne li nga xam ne mooy l'élégance masculine ak li nga xam ne mooy féminine donc mu nekk loo xam ne rafet na am na style bu baax a baax mais ñu gis ci aussi fleurette yi nga xam ne ñu ngi ko ci créé jigéen di ko sol mais aussi ñu gën a gis góor ñi aussi léegi di ko sol donc am na ñoo xam ne nag laaj nañ ko am na ñoo xam ne bëgg nañ ko
pourtant j'en ai porté une ou deux fois am naa ci ay chemise waaye sol naa ko fii fleurie sol naa ko faral di absenté waaye boobu gisuma li nga da ngaa mën a daw jàng nag yow c'est vrai que Zeka sol na ko fi donc mu nekk loo xam ne rafet na am na ñoo xam ne aussi bëgguñu ko ci góor ci jigéen lañ ko gën a taamu mais man j'aime bien góor bu sol chemise parce que dafa stylé donc dafay génne benn touche boo xam ne dafa am solo loolu Zeka lay génne yii dafay génne yii am na ñuy sol chemise de am na ñuy gaaruwaale yow di gaaruwaale kay léegi ngay sol chemise da ngay yëg di poids ba ñu feeñ mais nag non yéen nag yéen di sol nii dafa nekk loo xam tamit dafa rafet macha allah ku ne xam ne ni basin nga jël ñaw ko war na si wax day wax si ñoom xaaj góor ak ñoom aw bëkk yi ñuy sol donc da ngeen koy solee nii yéen tamit macha allah rafet na xam nga tamit dafay nekk loo xam dafay rafet dafay neex nga gis jeune nekk xale nekk jeune toll sa digg ndaw di sol tenue bu décente aussi di sol loo xam tey ji yow dalay leer ne sa morom bu ko gisee da koy bëgg déjà yow li nga sol ni man xam naa ne Zeka ak kii toog bëgg nañ li nga sol parce que rafet na yiw na et puis te tey dama ko woyofal yi la ak yeneen donc bu ko diisaloon dina garaaw donc bu ñu jógee ci foofu dañuy dem ci robe mariée tendance 2020 comme ba tey donc robe de mariée bu fekkee pare na ngeen indil ma ko su fekkee tamit aussi robe traîne tendance 2020 yi tamit moo boo ci am rek jox ñu ko ngeen indil ma ko Mame Sidi boo ci am rek ñu waxtaan ci les robes yi gën a tendance ci wàllu mariage voilà robe yi gën a tendance ci wàllu mariage parce que léegi dañu gën a gis ni ñi nga xam ne dañuy marié wu dañuy gën a dem ci plage yi léegi bu njëkk da nga daan organiser def sa mariage donc dem ci li nga xam ne mooy salle de réception yi dem ci ay salle d'hôtel di ko fa defee mais léegi dañoo gis xale yi dañu indi changement dañu indi ay style yu bees dañuy dem ba salle yi jël seen benn hôtel donc dem ci plage bi def fa seen mariage sol ay tenue yu tubaabe yu rafet yu simple yoo xam ne tey jii au lieu que ngay sol talon wala ngay def yenn maquillage yu fës da ngay def seen benn maquillage bu simple tirer sa karaw donc def sa benn queue de cheval wala benn coiffure bu très simple donc nga def sa mariage ci li nga xam ne mooy plage bi mu nekk loo xam ne rafet na femme et puis style la donc dafay génne li nga xam ne mooy dafay am valeur quoi dafay valoriser li nga xam ne mooy sa événement mais dafay stylé loolu léegi sañse pour man Penda balaa rafet dëgg mu simple te boo xoolee léegi xale yi dañ koo jël di ko def gisoo maintenant lenn donc nekkatul too much léppay daal di naturel léppay daal di simple daal di original surtout nag robe de mariée yi mais man li ma ci gën a neex mooy léegi fii Sénégal robe mariée boo andi peut-être photo yi ngay ñëw wane léegi tout à l'heure tey bu ma ci jëloon je pense que les images ne sont pas disponibles yóbbu ko ci suñu benn tailleur fii mu ñëwal la teg te da ngay ne ban moo ci authentique bi ban moo ci original tellement que dañ koy réussir yokk ci peut-être aussi seen ay touches waaye ba tey toujours dans la simplicité nekk na tamit li nga wax ci mariage yi léegi salle d'hôtel yeeg les salles de réception dañuy gis léegi nit ku jël jardin wala ëtt këram rek daal di koy décoré ba mu rafet di sama maam di wax boo leen di marié ngeen ñëw ma loué leen sama ëtt bi te ko maam sa ëtt gi yaatu na lool waaye nag macha allah waaye baax na bàyyi ñu uti feneen fu gën a kii mais boo ko décoré di nga am lu simple lu ànd ak li nga xamante ne loolu ngay alors y a la régie qui s'excuse pour les images non y a pas de souci en tout cas non dañuy comprendre ci liggéey bi la bokk donc noonu la rek comme ni ko Fama waxee aussi mariage fépp foo ko defee rek dafay nekk loo xam ne dafay neex sa xol donc fépp foo ko defee rek que ça soit organisation bi baax et puis déco bi aussi am ci solo lool donc da ngay am li nga xam ne moom nga bëgg donc ba tey rek robe traîne yeeg ci sañse ci mariage yi léegi warugal bi nga ñuy andil Zeka moom la ñuy jël rek sañse ko toog waaw en tout cas léegi nag Penda liñ ciy def bëri na loolu tam war nañ cee wax liñ ciy def bëri na xale yi léegi moo tax góor ñi dañuy tiit sax léegi dañ takk ba pare di xam dara ak yéen ñi takk yéen dem ci xew yi te dool ligi nag jaaduwul de léegi xale yi dañuy jël première cadeau dina dool ñu indi leen ba 3 millions ñu jël 3 millions bi yëpp dem jënd jee ko ay tissu dugg marché te ci li ci gën a métti mooy dañ lay woo nga jàng mariage ñu ni la 21h laa bëgg nga ñëw nga xalaat ni balaa muy jóge salon ak animation bi day métti nga ñëw 22h da la fay téye ba 1h du matin muy door a pare mais keroog dem naa di présenter benn mariage mu ne day solo ji 3e solo ma ñibbi waaw oui non mais yaa dem salon di simi ko solo mooy jàkkaarloo yooyu ñuy def quand même nit bu la wuyu siwee mais respecté ko ndax xam nga ku lay wuyu si dafay jóg moom itamit solo at maquillé wu pour wuyu nit dafa métti man des fois
fois sama yaay ma ne ko dama mariage ba samedi jot mu ne ma doo dem ma ne ko dafa mel ni dama xaw a feebar si bureau ma xaw a dugg parce que tayal naa jóg maquillé wu te bu ma ko waxee dama sonn mu am lu mu ciy wax donc créé feebar ni mu def donc nag marié yi di bàyyi xel bu baax voilà nañ koy bàyyi xel bu baax aussi mais aussi xaalis bu bëri bi nga xam ne ñu ngi koy jël di ko def ci xew yi di ko soloo ko simee ko aussi nañ siy bàyyi xel bu baax a baax waaye nag xam nga tamit lu waay mën rek tamit lu waay mën rek na def donc robe traîne yi ba tey ci laa doon wax xam naa tamit indi luñ ñu image yi donc gala Fajeka bi nga xam ni macha nos couturiers sénégalais yi nga xam ne def nañ ci liggéey bu am solo donc gis ci ay couturiers yoo xam ne tey ñëw nañ ci ay ñaw yu rafet a rafet donc comme ni ko Fama waxee rek lépp loo xam ne yaa ngi doon dem Europe wala di dem yeneen dëkk Dubaï Chine di ko fa jëndi tey mën nga ko toog fii Sénégal made in Sénégal donc suñu tailleur yi dañ leen di gàcce ngaaraam macha allah donc di leen ci félicité waale bu baax ay sama gars yi nga xam ne comme Matar Vision Couture Khadim Kassé Fallou Couture ñoom ñi nga xam ne ñoom Jéem Sañse Ibou voilà Maya donc ñoom ñi nga xam ne saa su may def seen taar ñoom ñoo may sañsel ñoo may defar ba ma baax donc ñooy sañsel aussi artistes yu bëri ma leen di def un coucou de passage. Merci beaucoup Penda, on retrouve Penda la semaine prochaine. Donc sans transition bien sûr on va passer bien sûr avec Fama ñu xool li nga xamante ne mooy musique li gën a fës ci musique fii ci àdduna bi Fama lan lay nekk. Voilà Zeka très rapidement rek tey nag moom les infos peut-être dañ koy xaw a def ko flash nii rek la dernière fois semaine passée plutôt Booba gis nañ ne que ñëpp xam nañ ne dafa dañ tëj compte Instagram effectivement te Booba ku ko xam ak Instagram fa lay tontoo bépp mindeef buy dund ci kaw suuf fa lay defante Booba Instagram am lu ne boo ko bindalee Booba sa bët takk na suuf sax mu ne la loo ma koy waxee ñëpp fa leen tontoo ak am jot nag nit ku am artiste bu am jot mooy Booba Booba ci la doon defante lépp ci lañ ko daan seetlu donc yàgg na Instagram yàgg ko wax di ko yónnee ay mise en demeure di ko wax di ko prévenir di ko wax naan ko moytul yi nga xamante ne règlement wu Instagram daf koy bañ yow yaa ngi koy à chaque fois di afren donc Booba tout le temps ñu koy daal di menacé ba finalement nag dafa mujjoon dugal benn sex tape boo xamante ne ci beneen moroom artiste am la xam nga Booba ci clash yooyu rek lay daal di def donc Instagram daal di nag jóg tëj compte am avec plus de 5 millions d'abonnés Booba il faisait partie des plus suivis sur Instagram donc ñu daal di koy tëj compte am bi at yooyu noonu yëpp waaye xam nga Booba daal moom sénégalais la non d'origine ñan ñoo gën a pànk ci Sénégal ñu gën a bëri affaire njaago yi seen xeex bi njaago yi ñoom ndeysaan dañoo dëkkandooloon benn njaago muy xeex ak sama benn xarit bi fa ñëwoon bu ñu naan Isma Sène ñu xeex ba yàlla dogal xeex bi jeex at ba delsi mu ñëw ni ko man njaago ana Isma Sène mun ko xeex bi suma mag bi commencé woon daaw laa eggale waaw ngir ko sant Isma ak Omar Ndoye ko tooñoon en tout cas kon bàyyi ma bàyyi bambara yeeg bépp xeet daal di jël njaago yi Booba moom it kon ab njaago la ndax Booba ubbi na léegi mi ngi Twitter lay daal di dem léegi nag bàyyi na Instagram Twitter daal lay daal di dem di wax ay waxam di defanteeg nit ñi ak compte Snapam récemment la nit ñi commencé am compte Snapam et d'ailleurs je voulais l'amener sax pour que ñenn ñi daal di koy jot a adhérer ajouter ko plutôt parce que foofu tamit mi ngi ci yëngu bu baax mais maintenant mën ngeen dem sur Booba Twitter Twitter ngeen def Booba l'officiel rek di ngeen daal di koy suivre foofu la nekk en ce moment di yëngu waaye nag nee na waa Instagram ndokk yéen la amoon na rumeur bu ñu déggoon sax ñu ne que dafa racheter waat Instagram carrément mais loolu ba tey amuñu ci confirmation donc xam nga fan yi des fois ñu daal di wax rek mi ngi nii njaago tubaab gi ngoog njaago tubaab bi ngoog Booba bëri histoire et Jennifer Lopez moom itamit nga xamante ne dafa def benn stratégie marketing boo xamante ne bu spécial pour annoncer single am single bi nga xamante ne comme tuuti fan yi gëj nañ ko gis mu ñëw defoon show bu am solo show bu neex fële ci seen événement boobu bowling boobu ñuy def saa su nekk mu def ci show bu assuré léegi nag mu def benn message am sur compte Twitter am ne que na fan yëpp woote ci numéro bi bind message boo ci bindee message mu daal di lay yónnee couverture single bi yónnee le son bi daal di échange ak yow loolu la def pour génn de l'ordinaire d'habitude ce sont des affiches yi ñuy génnee wala ngay def ay teaser di wax lii mi ngi génn numéro la joxe boo ko nee hello mu ne la hello
nga ne ko c'est bien Jennifer Lopez mu ne la oui c'est bien moi automatique waxtaan ak yow nga daal di koy waxtaan at moom mu daal lay yónnee couverture bi wax na ne la nii la en tout cas loolu am na solo juste des innovations la yoo xamante ne échange yi dafay am solo bu baax public bi ak artiste bi exactement même si nag on peut dire des fois nga gis ko ne c'est pas elle ay kii la mais ba tey ça fait plaisir nga waxtaan ba tey moom quelques questions yow kii dinañ la ci répondre loolu rek dafay gën a yokk proximité bi ñu jàll ci les vidéos sorties cette semaine là ñu commencé ak Clayton Hamilton moom moo génnee warul jooy de rendre hommage à la femme rendre nañu hommage nag vraiment avec sa belle voix Clayton ba pare oui mën na ko nag trop de talent ce gars oui vraiment ba pare tamit moom mu bëri façon fu mu bëgg a yóbbu baatam il est polyvalent exactement moo bee ngi noonu donc wax na warul jooy loolu la wax Mao Sidibé nga xam te ne gëjoon nañ ko gis quand même Mao Sidibé ñëwaat na dans Love Again et on est dans la période mooy Saint-Valentin bi et vraiment ñu ngi ñuy génneel agogo muy fii muy fële ñëpp ñu ngi daal di génnee surtout fii nii Sénégal et rappeler aussi que waa Mabo ñoom itamit ñu ngi amal seen concert pour la première fois fële ca Grand Théâtre le 14 février lay doon ñoom it ku leen xam-xam leen ci mbëggeel rek la ñuy daal di wéy donc ñoom it ñu ngi koy waajal bu baax a baax bu ko kenn wutee Mao Sidibé Love Again moom moo nekk nii Jaman qui nous revient avec Give Me la wax une super belle vidéo et chanson chapeau encore vraiment lui. Chapeau un style boo xamante ne 100% afrobeat le Jaman ñëw tegu carrément je vous invite à aller le regarder peut-être même si bu ñu ci mayee un petit peu ñu xool ou bien aussi voilà donc y a pas de souci mais dem leen ngeen seetaan ko Give Me xam nga Jaman mi ngi tegle yëf yi mais bii nii génn na feneen 100% afrobeat bi nekk na lu ko génnee ci ñeneen ñi maintenant certes am na talent am na lépp mais tey bu ñu jëlee ne ko waaw il a un plus on a raison de le dire donc et c'est un bosseur carrément donc Give Me dem leen ngeen seetaan ko c'est disponible sur sa chaîne YouTube donc dem leen Jaman la Jack Takeifa en featuring avec Samba Peuzzi ñoom nee nañu Maria ñoom itamit je leur tire mais en parlant de Jack Takeifa je l'avais confirmé pour aujourd'hui bon week-end oui gisuma leen dégguma leen mënoon na ñëw nag parce que sa vidéo daroon na ñu waxtaan ceeg moom une vidéo très riche très simple semaine prochaine peut-être inchallah très originale ba pare Jack Takeifa tegu ci flow bu dingue quoi bu am solo mais Samba Peuzzi aussi impressionné na ma bu baax a baax ci biir son bi ndax moom itamit il a beaucoup de talent le jeune il a beaucoup de talent ni mu duggee ni muy tegee ci kii bi tamit am na solo lool bëgg nañ pari de waaw mais génn mu ngi yomb de en tout cas Jack Takeifa ak Samba Peuzzi bi son bi neex na nice na torop vraiment ci semaine bi nag vidéo yi génn bëri na mais man sama ay coup de cœur Jack Takeifa la ak Samba Peuzzi de cette semaine ak Give Me bu Jaman donc dem leen ngeen seetaan ko di ngeen gis différence bi ñoom mën naa am yaakaar ci hit upper yi que Sénégal dinañ dem Give Me bu Jaman tey bu bokkee ci ñuy yóbbu ci les BET Awards comme li may wax ne parce que style ñoom Davido la génn na feneen te teew mi ngi làkk wolof donc il peut nous apporter beaucoup de choses mu dem donc ci ay concours international yeeg yooyu du côté de la France Gims en featuring avec Dadju les deux frères en featuring aussi avec Alonso ñoom ñett ñoo wax 10 sur 10 la ñu daal di wax Justin Bieber qui nous revient avec Intention en featuring avec Quaver ñoom it seen son bi neex na Justin Bieber moom it dafa dellu si waat xam nga Bieber dafa demoon ba xawoon na réer drogue beeg yeneen ak yeneen mais ñëwaat na il revient ba d'ailleurs am na benn film documentaire am boo xamante ne génn na et c'est très bien parce que dafa demoon ba commencé yàq boppam léegi nag dellu si waat na ñëwaat na ak album Change boo xamante ne top he have to change though tout le temps mi ngi génnee par benn album bi carrément génnagul mais par morceau yu muy génnee rek ñi ngi apprécier li ci mel ni Yummy nekk na loo xamante ne xale yi TikTok nañ ko xale yi Sénégal yi yooyu noonu yëpp am na ku lay defaale un coucou mu ngi naa man femme rubrique musique bi muy def daf ma neex elle le fait trop bien donc mu ngi lay defaale elle s'appelle Awa mu ngi lay def un coucou aussi merci beaucoup Awa donc tey nag yow laay tuddee sama rubrique bi comme bés bu nekk rek ma daal koy tuddee kenn pour terminer Justin Bieber ak Quaver la ma koy may Chérifo
Quavo la bëgg ba tuddee ko xaram gi di yar xar gi ñu ñëpp ku romb xar gi ne ko Quavo ci loolu nekk donc mi ngi noonu donc intention la titre bi daal di tudd Zeka tey lii la animal ak Rawane depuis Espagne pour clôturer Rawane Diallo un jeune très afro-sénégalais bu am talent moom itamit mi ngi évoluer fële ca Espagne di yóbbu suñu drapeau suñu culture donc mi ngi foofu waaye mi ngi liggéey lu am solo mi ngi liggéey waaye mi ngi Espagne sori na Sénégal waaye mi ngi liggéey lu am solo di fa yëkkati drapeau Sénégal donc Rawane big up à toi donc loolu daal laa leen andi Bril qui a sorti une vidéo cette semaine Bril je l'ai pas vu dans les tendances je pense que Bril génn na ouais quand est-ce waaw mu ngi nekk nii waaw mu nekk nii génn na parce que des fois ma clôturer sama ay kii après kii doo génne Papa Abdou ñii soog a génne effectivement mais Bril mi ngi noonu moom itamit albumam riche na lool xam naa dinaa ci ñëw samedi prochain inchallah donc Awa yow laa may tey rubrique musique bon week-end tey yow laa ko daal di tuddee mais Zeka rapidement numéro yi ba tey maa ngi ci mais est-ce que après doo leen woo rek waaw non mais juste pour le rassurer parce que pour sax ñu bàyyi numéro yi Khalifa Adama et Mbaye Samb donc ñoom 4 ñoom ñëpp am nañu ticket ak Amadou Ba ak Amadou Ba da ngaa may sa doom baay noonu moom depuis démb la ci suma teel amul benn problème mu nga merci beaucoup Fama on retrouve Fama la semaine prochaine bien sûr pour les infos lu ñeel wàllu musique alors Mame Sidi rapidement on va souhaiter joyeux anniversaire aux natifs de cette semaine ñi nga xam ne judd nañ ci semaine bi rek ñu souhaiter leen joyeux anniversaire alors si c'est bon ñu souhaiter leen joyeux anniversaire en attendant ñu souhaiter joyeux anniversaire à Fama May bu nekkoon tribune fii ñu koy souhaiter joyeux anniversaire alors c'est parti pour les anniversaires on souhaite un joyeux anniversaire à tous les natifs donc de cette semaine ak semaine prochaine ñu tàmbali ko ak waaw kay man de génnewuma tur ya sax kii xanaa mooy Rama je pense bien Rama waaw mu ngoog ñu ngi souhaiter un joyeux anniversaire à Rama ñu ngi koy souhaiter joyeux anniversaire di ko ñaanal gudd fan ak wér gu yaram dundal waa ayca c'est parti ñu dem mu ngoog joyeux anniversaire Rama joyeux anniversaire aussi à tey mu jaxasoo de Abdou defate ni lu ko neex Soda Diouf moo nekk noonu Soda Diouf joyeux anniversaire à toi dundal ba mu yàgg séeréer bi ñu ngi lay souhaiter gudd fan ak wér gu yaram Tima Seck joyeux anniversaire à toi la reine du 4 février dundal Tima on souhaite la totale et le meilleur kan moo ci topp ki ci topp mooy kan sax waat ay ci joyeux anniversaire donc à tous les natifs donc ñu ngi leen di souhaiter joyeux anniversaire ay ca kii moo ci kan sax moom Hamza ñu ngi koy souhaiter un heureux anniversaire Fama tey doo anniversaire temps bi jeex na. mais sama ñaari tante yi moom dama leen di Hamza joyeux anniversaire alors ki ci topp mooy kan donc voilà tey moom Pape du lu ko neex la def. tey maa wax samay anniversaire. tey Pape du lu ko neex la def tur yi laay wër nii. madame Anne joyeux anniversaire à toi madame Anne joyeux anniversaire à madame Anne. kii moo ci kan sax moom kii mooy Abi Faye Biram Penda Waagaan dundal joyeux anniversaire à toi on te souhaite la totale et le meilleur bébé bi mooy kan bébé Mame Khalifa Mame Khalifa dundal ba mu yàgg ñu ngi lay souhaiter joyeux anniversaire dundal sa barke Trondo joyeux anniversaire à Mame Khalifa joyeux anniversaire aussi à kan moo ci topp kii moo ci kan non daal sama waaj lu ko neex a def Kumba Faye non wala non kii du Kumba Faye de. non mais séeréer yi soxna Ami Diop ñu ngi koy souhaiter joyeux anniversaire Tima moo nekk noonu joyeux anniversaire à Tima ñu ngi koy souhaiter joyeux anniversaire ayca kan moo ci topp bon Pape Abdou kay tey lu ko neex la def temps bi gudd na trop Pape Abdou sa vidéo yi dañoo bëri. dañoo bëgg a souhaiter. doo leen souhaiter tey Samba Diop joyeux anniversaire à toi joyeux anniversaire à Samba Diop. ñi yónnee seen photo ñooy priorité yéen amu leen priorité Pape Sidi Mame Sidi après nga def numéro bi gars yi ñu yónnee seen photo yi donc beneen bi ci topp mooy kan kii mooy Kumba Faye waa mu ngoog Faye Biram Penda Waagaan dundal yow tamit séeréer te xëyee nan ma de mbaa lii dina ma jik Eva Diop borom Touba ñu koy souhaiter joyeux anniversaire merci beaucoup Eva joyeux anniversaire à toi Eva joyeux anniversaire à Eva Diop alors kan moo ci topp Clédor gi régi ñu souhaité wul rek joyeux anniversaire à kii moo ci kan tey Pape du lu ko neex la def Astou Ndiaye Astou Ndoye Lébu Ndoye Mali Maram Ndoye joyeux anniversaire à toi kan moo ci topp la reine du 5 février moo ci kan joyeux anniversaire à Kumba joyeux anniversaire à toi ñu ngi lay souhaiter un heureux anniversaire Kumba joyeux anniversaire à Dada bu Aboubacry Samb kii xaritu Aboubacry la ñu koy souhaiter joyeux anniversaire joyeux anniversaire aussi à
ah Dara sunu xarit mooy c'est vrai ku baax la donc Aram joyeux anniversaire depuis États-Unis joyeux anniversaire à Sista Katia alors joyeux anniversaire à tous les natifs donc de ce jour merci beaucoup mën ngeen yónnee seen i photo donc numéro bi maam Sidi da leen ko bañ a defal mais tama numéro bi dama koy fàtte rek mënuma koo jàpp alors inchallah ñu ngi waajal bés bi ce sera le 15 février waaw incha allahu taala ca Pikine lay doon. incha allah incha allahu taala di ci woo mboolem ñu bëgg Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. di ci woo sunu jigéen sunu xarit. sunu lépp di sunu yaay Adja Ndey Saw. di yaayu ñuy tagg Seydina Muhammad ñëpp. incha allah di ci woo it soxna Aminata Ndiaye. depuis di sunu soppe di sunu lépp Aminata yaayu nabi di ko ñaanal di ñaanal mboolem ñu bëgg Seydina Muhammad. sallallahu alayhi wa sallam di ñaan ku ci bëgg ñëw yal na yàlla indi la ci jàmm. ñi bëgg fan exactement Pikine la fan ci Pikine. ñetti mbaar exemple ba prolongé rek. ok ñi bëgg ñëw yàlla ñetti mbaar ba léegi dañu ñu ngi fa. dinaa ci yokkaat beneen incha allah. ban heure lay tàmbali. 17h pile lay commencé ak groupe sob sëñ Babacar buñ paree ma door a commencé. buñ soobee nga door a commencé mu ko en tout cas ñu ngi la ci ñaanal plein de succès yàlla ñu ko fekkee ak jàmm. Bara New Day Show incha allah toi aussi ce sera le. ça sera le 14 février incha allah muy tombé jour Saint-Valentin donc noir bi tout tourisme moo koy fekk si rek incha allah aussi dina permettre la waale ñi nga xam ne aussi tamit amuñu fuñ jëm genre célibataire yi nga xam ne amuñu décennie non tey dama lay baax quoi voilà donc di ci woo ñëpp képp koo xam ne hip hop ngay dund même bu fekkee musique ngay dund en général maa ngi leen di invité yéen waa Sen TV merci beaucoup ci invitation bi di jaajëfe aussi tamit kenn koo xam ne chaque année daf ñuy jàppale muy le président de l'ASC Colobane Thierno Ndiaye monsieur Thierno Ndiaye di ko ñaanal gudd fan vraiment ñuy jàppale tout le temps anytime buñ ko soxla daf ñuy jàppale ak ñëpp ñi nga xam ne ñoo jàpp ci événement bi depuis le début ba mu yegg ci 6e édition bi aussi toute l'équipe de 3T Entertainment ñu ngi leen di jaajëfe bu baax a baax di remercier aussi tamit sama famille vraiment parce que tamit dooleel nañu ma ba ma yegg fii tey muy sama yaay sama papa sama rak sama mag sama soxna ak sama doom ak toute la famille ñu ngi leen di bëgg bu baax a baax di jaajëfe aussi tamit ñi nga xam ne dañuy volontaire au Dakar di jënd ay ticket da ngay gis ku ci mel ni Wiz bu dafa dem ñëw jënd 50 ticket la jënd yoo xam ne soxlawu ko sax mu jënd ko tamit def ko ci bés bi ak ñu bari ñoo xam ne ñi ngi jënd ay ticket vraiment ñi ngi leen di remercier ñu leen wax le 14 février inchallah Alizé Club alors ngeen tàggatoo ngeen souhaité waa joyeux anniversaire yow Kalla gaaw voilà donc merci beaucoup ça a été un plaisir daal ci ànd ak yéen ci plateau bon week-end di souhaiter un joyeux anniversaire à mes deux tantes Tata Chérie Tata Rama et Tata Mbéri leen ñaanal gudd fan ak wér yow xanaa sa tànn ñoo jur yaayu Déba ak yaayu Amina sama ñaari doomu ndey aju nag macha allah Zeka Tata Bakho Tata Sophie dañ koy enveloppe yow xam nga ni kii tataay dañ koy enveloppe Awa Dieye sama xaritu soxna la ak par prolongation à ma jumelle Ndiaye depuis la France aussi et participation à Samba Dia Zeka dama koy souhaiter tous les natifs de ce jour mais